asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit ñi, man seen mbokk Seydina Issa Laye maa ngi yëkkati suma kàddu muy kàddu yu nuyoo. maa ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoo waral mbir mi muy ñetti collectif yi nga xamante ne mooy collectif bu Ngor, bu Yoof ak bu Wakaam. yàlla dogal ñoom ñooñu nekk ci li nga xamante ne mooy combat bii nga xamante ne moom lañu sumba. damay wax ne sax du combat waaye mission la. mission bii nga xamante ne moom la yàlla teg ci loxoy ñetti collectif yi ñu di ko dox, may ñaan yàlla na ko yàlla oyofal te may leen ci ndam te nasaxal képp koo xamante ne taxaw nga ngir dox ci diggante loolu nga xamante ne ñetti village yu lébu yi ñu ngi koy dox muy Ngor, Yoof, Wakaam, ngir seen suufi maam yi nga xamante ne ñu ngi koy jël di ko caxat-caxatee. di leen wax ne rek li fi jaar àdduna bi yëpp teg nañ ci seen bët, ñépp a gis nañu ko, waaye li ko waral mooy lii nga xamante ne tudd naa ko muy mbiru aéroport bi. ngeen may ma rek ma leeral, ndax boobu ba léegi ñu ngi noppi te dañuy wax ne bu nit ñi di wax nga noppi dafay mel ni la ñu wax ànd nga ci. gis ngeen ne sortie yi ma génne yépp yéen presse bi, yéen journaliste yi yéen a ngi koy gis. defe naa attaqué wu ma kenn, waxuma kenn lu ñaaw, ndax kër gii di kër Seydina Limaamu Laay ku ñu xam-xam ne ci ay teggin rek lañu suñu kilifa yi teg. ay worma rek lañuy doxe, ci teddanga rek lañuy deme. moo tax lu ñu ñàkk ci réew mi looloo ñu ko xañ, ndax suñuy lewet, suñu bëgg jàmm, bu ñuy jël ab kaas sax ñu nar ñu ci indil problème ñu bàyyi kaas ba dem uti leneen. xëj na nag ñi def loolu dañu doon tàntewaat ngir xool ndax dina yomb. ngeen gis ne sortie yi bi ma mujj def ci télé bu ñuy wax Walfadjri ci ngoon gi, TFM jël ma ci journalu olof bi ma fa jugee am benn kilifa wooma ma dem réunion ñetti collectif yi fa laa jëkke pour tàggu leen ngir ñu may ma dem daje jeeg benn kilifa gu rëy ci dëkk bi. ci biir réunion boobu bi may génn lañu ñu signalé ne am na koo xamante ne day ay waa këram nee nañu dinañu la attaqué tey ci guddi yow Seydina Issa Laye, dinañu attaqué lenn ci membre collectif yi ñu tudd seeni tur, dinañu attaqué kër yi nga xamante ne gis nañu ne doomi membre collectif bi ñu nga ca. ñu sant yàlla gërëm ko te xam ne nattu moom buy ñëw rek nattu la, ndax suñuy maam la ñu dund ci ay nattu ñun boobu ba léegi yàlla joxaguñu ko. waaw li ñuy dund nii du asakaarul sax la suñuy maam yi daan dund, waaye ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. bi ma fa jugee dem tëjoog kilifa gi di wax booba sama téléphone mu ngi silencieux, appel yi bëri lool, yëguma ko. bi ñu génnee laa ko xool woo jëwriñ bi nga xamante ne moom laa bàyyi suma kër, mu ne ma day taalibey diw ñëw nañu fi yor ay jaasi ak ay paaka di la menace ne dañu lay rey. bi ñu fa jugee ñu xam ne foofu dëgër na, ci la ñu dem suma benn kër mag bu ñuy wax soxna Sadio Laay bintu Baye Seydi Thiaw Laay
bu Seydina Mandione bu Seydina Limaamu Laay ñu fekk fa xale ya ñu menacé leen ak seeni jaasi ak seeni paak ak ay nervi biñ fa jugee nag ñu jubal kër imam Mouhamadul Muxtaar Laay fa la ñu dem bi ñu demee kër imam Mouhamadou Muxtaar Laay ñoom it attaqué waa kër ga muy njabootu kilifa googu ma lay wax ak benn nit koo xamante ne mu ngi fii ci Yoff ñu am seeni nervi ñu ànd ak taalibe yooyu di ma wër loolu moo indi woon mbir mi bi ko saxaaba yi Seydina Limaamu Laay yi déggee gis ne loolu du woon première fois boobu rekk ndax ki def waa ji def loolu ay jamono cantaal doon nañ cantal suñu wayjur fii Chérif Abdoulaye ci pénc mi mu daal di defoon lu mel noonu ba waa këram yi indi fi génne fi ay jaasi génne fi ay paaka ak lu ne loolu ñépp xam nañu ko appelu Seydina Limaamu Laay fii ci cérémonie officielle bi waa këram yi dóor nañu fii pompe à gaz moom waa jooju yéen ñépp xam ngeen ku ñuy wax Mass Mbeng ca Ngapparu ci dëju waajuram attaqué nañu ko même nit ñooñu ci ay jaasi ak i paaka ak leneen lu mel noonu damay wax ne ba ci jàngi doole yi lislaam sax boo leen fàttee indi woon nañu fa bruit bu mel noonu man maa nekk ndaw loo xamante ne man Seydina Issa Laye man lañu mujjee attaqué waaye nag jàllul ndax li tax jàllul kër gii de am nañu respect lool am nañu worma lool am nañu teddanga lool waaye ni ko suñu mag ji waxe waaye kër la goo xamante ne duñu nangu mukk ñu di ko déstabiliser di jaar ci njabootu Seydina Limaamu Laay te déstabiliser boobu yéen ñépp xam ngeen ni mu ngi jëkke ci benn borom ndombu tànk boo xamante ne mu ngi jëflante ak le président de la République ci ministère am la convoqué jox audience ñetti collectif yi ba ñu ñëwee man nekkuma woon ca audience ba ñu waxtaan la ñuy waxtaanee ba noppi ba ñu paree bay ñaan mu ne leen balaa ngeen a ñaan may leen ma sànniwaat ay kàddu ñépp di ko déglu mu ne dama bëgg ngeen wax Seydina Issa Laye ak ñi mel ni moom ci kër maam Limaamu Laay soi-disant les petits marabouts yoo xamante ne tekkiwuñu dara ci Yoff nañu téye seen gémmiñ ndax man duma seen moroom loolu nag damay wax ne aw saaga la woo xamante ne Seydina Limaamu lañu ko adressé ndax Limaamu dafa waxoon ne ginaar nen na nen ya naan ginaar nen na nen toj nen ya naan ko ñu ne ko Limaamu loo bëgg a wax foofu mu ne lépp lu ma jur rek Limaamu la kon maa ngi interpeller le président de la République son excellence monsieur Macky Sall ci ay teggin ci worma ci teddal ne ko menace bii nga xamante ne moom la jëwriñam boobu def jëmale ko ci kër Seydina Limaamu Laay naka gaaw faj nu mu gën a gaawee bu jaree ay sanction la na jël ay sanction yu wóor mu tekk ci kawam wala lu ko may ñun njabootu kër Seydina Limaamu Laay dinañ xam ne kon naar bu ndaw bi lii mu wax ci naar bu mag bi la ko déggee bi loolu amee nag ci la taalibe Seydina Limaamu Laay yi saxaaba yi taxaw nag ne lu ëpp tuuru dinañu ko dakkal comme ni ko suma mag ju tedd ji nga xamante ne boobu ba léegi lu mus a jóg
ba ci keroog bi ñuy taal Auchan yi moom mii bokkoon na ci ñi taxaw moom Seydina Ababacar Laay ibnu Seydina Issa ibnu Seydina Mandione ibnu Imaamallah ne maa ngi leen di ñaan dëkk bii di dëkkab Seydina Limaamu Laay bu fi dara tàkk bu fi dara jóg na lépp sedd na lépp a woyof. kon kër gi ngeen xam ne yàgg nañu wax yàgg nañu woote jàmm. fi may tëje suma waxtaan ci bi nga xamante ne événement yooyu am na ba xale yi xeex yàlla dogal na mu am tuuti ay blessure rek yoo xamante ne damay wax ne mittiwul waaye ñu ngi massaw képp koo xamante ne jëli na ci gaañ-gaañ ci bis boobu. waaye it maa ngi gërëm communauté Layène bi yépp ndax bi ñu déggee loolu rek lu gaaw Yoff Ngor Wakaam Ndakaaru dama ne fu Layène nekk te jege te mën a gaaw ñëw rek defe naa jël nga oto ñëw fii ci dëkk bi kenn xaju fi woon. ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen massaw waaye it maa ngi massaw waa Yoff gépp maa ngi leen di baalu àq ci tuuma googu nga xamante ne tuumaal nañu ma ko te man ku ma xam-xam ne du ma nitu ay ci jàmm rek laay dox. maa ngi gërëm mbokk yi nga xamante ne ñoom it bi ñu déggee li ne taal nañu sama kër jege ñu sax sama kër mosuñoo taal suma kër waaye ba ñu waxee loolu damay wax ne bitim réew ak biiram réew mii di Sénégal yépp ñépp a woo nañu ma masawuma xamal ma ne ñu ngi ci suñu gannaaw di ñu jàppale. kon daal maa ngi wax ne man Seydina Issa Laye ci sumay ndigali kilifa ci seeni ndigal ak seeni ñaan maa ngi leen di wax ne jox nañu ma ndigal ne ma lii nga xamante ne maa ngi koy liggéey ak ñetti collectif yi naa ko continuer dëggal ko lépp loo xamante ne taxawaay la bu ci kër Seydina Limaamu Laay war a am naa leen ci taxaw dinañu accompagner ak ay ñaan te fépp lépp loo xamante ne taxawoon naa ko ci incha allah dinañu gën a yokk ba ñu xam ne lii ñuy xeex intérêt Yoff la intérêt Ngor la intérêt Wakaam la ndax ñun ñii di ñetti collectif yi ki mujjee juddu tey jii ci ñetti dëkk yi ñu ngi xalaat avenir am bu ëllëgee moom ak njabootam moo tax ñu xalaat ne aéroport bii dafa nekk réserve boo xamante ne dafa war a doon patrimoine lébu gi. te loolu suñuy kilifa yi nga xamante ne ñooy waa kër Seydina Limaamu Laay am nañu conscience tranquille ci loolu ñu ngi ñuy ñaanal di ñu gërëm. fi nga xamante ne nag moom laay mujjee it mooy di gërëm ñi nga xamante ne ñëw nañu wéttali ñu ci jotaay bi ginnaaw bi ñu gërëmee njabootu Seydina Limaamu Laay maa ngi jiital ci ngërëm li Mame Matar Gueye di rafetlu lool sa taxawaay ci dëkk bi nga xamante ne mooy réew mii di Sénégal yàlla na yàlla dëgëral la. maa ngi ñaanalit suma mag El Hadji Abdoul Khadir nga xamante ne mu ngi yor comité scientifique ci 121 villages yu lébu yi nga xamante ne boo ko adatee 121 daf lay jox allahu mujibu mooy yàlla wuyul. kon loolu lu am solo la ñu ngi ñaan li ngeen mébét ci Ndakaaru yàlla leen ci yàlla wuyu.